jangeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës gannaaw kàddu yi mu yëkkati woon moom jiital jëwriñ ni di Mohamed Boun Abdallah Dionne tey jii kii nag di nga xamante ni moom mooy secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains moom na mu ko gisee rek mooy kàddu yi daal politique kese moo ca lalu société civile nag mi ngi def liggéeyam na mu waree muy ay kàddu yu mu naqarlu am faat nag ñu nemmeeku ko ca Touba di tout tànk ak kenn ca Petit Mbao Mamadou Bassirou Kébé moom mi nga xamante ne nag xam-xamam màcc na ci àq ak yelleefu doomu aadama la mu xamle rek mooy nguurug Sénégal kon waroon naa amal rek li ñu duppee kon deuil national maanaam bisu dëj nag jagleel ko xale yooyu nga xamante ni ñoom la ñu rey ci anam yu métti beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag gaz ak pétrole ba feeñ ca Kayar kër ga ñu sas liggéey ba nag tàmbali na naam ba jot na sax jox commune ba lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar taxul nag askan wa daal di kon am mbégte ca loolee ndax nee nañ yorin wa naqari na leen ba teg nañ ci sax baaramu tuuma ki nga xamante ni moom mooy maire ba li ko waral seen commune ba ñàkk na ay jumtukaay takk der bi nga xamante ne nag moom moo daal di rek personne ab dawalkatu Jakarta ca Ziguinchor jamono ji may wax ak yéen nag ma nga ci ab poste de police ñu téye daañu ubbi nag ab enquête ci wàllu wooye ba xam nag fan la dëgg gi féetee jëriñ di njëkk bi réew mi moo ko wax tey ji ci janoom ak taskatu xabaar yi lu soxal loolu sax ki nga xamante ni moom mooy commissaire Tabara Ndiaye moom mi ngi jiite bureau des relations publiques ak police nationale moom la moo xam le rek jëfin yi du lii nag la ñuy séntu ci takk der bi bu fekkente ne nag dem na bay def lii kon jaadu na moom takk der boobee delluwaat ci école nationale de police xoolaat la ñu ko tàggat mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi-léegi jangeen def ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko fële ca camp pénal bu Liberté 6 ñuy wax ni nag ñooñee caabi féete gannaaw daal ca kasa boobee dañoo rek tàmbali ab xiifal li ko waral nag nee nañ anam ñu leen téye foofe daal doon na ay anam yu doy waar nekkin ya neexul benn yoon ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar moo waral daal ñooñee ni ñu ko waxee rek kon tàmbali ab xiifal ñi ngi sàkku nag ci observatoire national bi nga xamante ni nii moom la ñu dénk lépp lu jëm ci xool bi ak xippi bët nag teg ci biir kaso yi nekk ni yeeg yooyu ñu daal di nag taxaw ci seen i jafe-jafe jëwriñ ji nga xamante ni tamit moom la ñu dénk wàllu yoon nee ñu ngi koy tàllal loxo ci wàllu woowee ngir gën cee am lu leer ñu jokkook ak ki nga xamante ne nii moom mooy conseil technique bu ministère de la justice di Daouda Gueye mi ngi ci bu mu jokkoo bi Daouda Gueye nuyu naa la. ñu ngi lay fay fàttali ne. ma ngoog Daouda Gueye lii nag di xibaar boo xamante ne jot nañu ko léegi ñu bëggoon cooy am lu leer ngay conseil technique wax naa ko ca ministère bi ñu dénk wàllu justice tey jii loo ñu mën a indil ci xibaar ci loolu. waaw li may njëkk a indi fàttali ne mooy ne mbirum grève de la faim moom dañ koy dàq loolu moom amul foofu ci camp pénal li ñu mën a wax nag tey mooy bu ñu xëyee ci suba gi te mën nañu wax sax ne jàpp d'abord ne ñi nga xam ne ñoo waxoon ne dañuy yëngu-yëngal tey ci midi añ nañu loolu moom coow loolu weesu nañ ko ca 11h ci camp pénal ba li fa amoon nag tey ci suba mooy ay détenus yoo xam ne dañu xëy kenn sax la ñuy wax ne da koo xam ne dañ ko daan bu yàgg moo xëy suba defar benn liste boo xam ne ñeent fukk ak juróomi nit la ñoo ci nekk mu wax ne ñooñu dañuy def grève de la faim ñooñu nag bi ñuy waxee ak direction bi ñu xëy suba woo direction de l' administration pénitentiaire di colonel Bokandé bi mu ñëwee moom ci boppam dafa jóg daal di dem ba foofu nemmeeku ji li xew foofu ànd ak ki nga xam ne mooy inspecteur régional de l' administration pénitentiaire moom ci boppam nag nee na ba mu fa demee dafa saytu mbir mi ba mu fa demee li dafa fekk ne ñeenti nit lu mat ñeent ak juróomi nit daal ñoo xëy suba ne dañuy yëngal foofu ci camp pénal bi léegi nag moom ci boppam mu daal di jóg taxaw waxtaan ak ñooñu ba mu waxtaanee ñooñu ba noppi nag mbir ma daal di fa jeex doxe yem fa mu ne nag après moom day génn seeti chef de chambre yi waxtaan ak ñoom bi mu waxtaanee ak ñoom ba noppi mu waxtaan ak ñoom dalal seen xel ñooñu bi muy génn sax moom ci boppam dañ koo tàccu boole ko ak ay maanaam ay wiiw bañ ci jógee nag daal direction administration pénitentiaire nee na moom wóor na ko ne nit ñooñu jógoon tey ci seen bopp ne dañuy ñi ñoo jógoon ci seen bopp ne dañuy daal di yëngu-yëngal foofu am na loo xam ne ci la ñu bëgg a jaaree maanaam ne dañuy yëngal parce que dañuy wax ne li ñuy toog ci biiru prison bi dafay yàgg léegi nag ñoom argument boobu la ñuy jël pour daal di yëngal foofu mais daal li ñu mën a wax mooy jamono ji camp pénal ki njiit lu bees di fa nekk dafa indi contrôle boo xam ne dafa gën a teeŋ contrôle bu teeŋ boobu nag moo tax ñoom ci seen bopp
seen yëf yu bon yooyu ñu fa doon def ak mbirum trafic yu ndaw yooyu ak mbirum portable yi ñu daan am ne foofu ametuñu ko loolu moo tax ñu xëy suba ne trafic yu ndaw yooyu loo ko tuddee waaw dañuy wax ne am na ay mbir yoo xam ne daal daan na fa dugg yu fa warul dugg yooyu nag li nga xam ne waratu fa woon dugg la ñu daal di tëj mu tëju ràpp loolu moo leen naqadi moo tax ñuy wax ne ñoom daal dañuy jóg yëngu-yëngal di wax ne daal di condition de détention yi ñuy wax dogguma la yooyu également amul waaw condition de détention yi ñuy wax moom ma gëmuma ko te ci tamit direction de l'administration pénitentiaire moom nee na foofu moom wax dëgg yàlla foofu moom moo gën ci li nga xam ne mooy bërëb yi nga xam ne moom lañ denc doomu Sénégal yi. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Daouda Gueye may fàttali ni conseiller technique nga ci ministère bi ñu dénk wàllu yoon nga doon leeral nag ci xiifal boobu ñu ni ña caabi féete gannaaw ca camp pénal ñi ngi ko doon amal te mu nekk nag loo xamante ne naam sax bu dee tàmbale woon nañ ko ci suba mujj nañu ko ne tegg ci suuf ñu wax nag ci kàddu yi nga xamante ne nii tukkee woon na ci njiitu jëwriñ ñi di Mohamed Boun Abdallah Dionne kàddu yooyu nag kii di Alassane Seck moom daf ko jàppee rek kon discours politicien maanaam koo xamante ne rek waxi politique moo ko tax jóge lu secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains mu teg ci nag ne moom mi ngi naqarlu kon kàddu yooyu ndax société civile moom mi ngi def liggéeyam na mu waree Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag moo doon wax ni kon Amnesty International dafa nekk nag ab kuréel goo xamante ne nii daf fi nekk rek di xeexal borom ñaari tur yi dañ ci ànd ak Alassane Ba Jafara Ba génn gi mu amal fële ca Gossas daanaka dafa bett ñu bëri Mohamed Boun Abdallah Dionne gis ne Amnesty daanaka dafay aar ñi di góor jigéen yeeg lesbiennes yi buñ sukkandikoo ci secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains kenn xaarut woon muy wax li ni mel. xaaru ko ñaawlu rek parce que pour man premier ministre du Sénégal li ma ko xamee xam naa ko pour man xelam ëppoon na muy attaqué de façon générale d'ailleurs malheureusement. wax ne société civile bi am na ay góob ne politicien am na ci parce que ñi fa nekkoon ñoo fa nekk ba léegi nii parce que li gënoon yomb ci ñun mooy dem bokk ci nguur gi parce que ñun en 2011 2012 ñun ñoo dirigé woon pratiquement mouvement du 23 juin bu ko fàttee. donc vraiment ñu xam ni dañ war a tey ba ñu dugg ci commencé ci campagne bi di attaquer à tout bout de champ loolu rafetul ci koo xam ni dañ yaakaar ni kilifa nga te kilifa doo nekk ci xaste ak waxante lu ñaaw. artu ubbi seeni gët di xool li xew ci askan wi mooy mission daanaka société civile. wante li ñu seetlu mooy daanaka seen digganteeg nguur gi dafay faral di xajam. loolu mën a gën a sax gën a nekk ci position bi ñu nekk mooy position wu dëggal parce que dañ ni ñun comme que depuis Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall ku ñëw daan ni yéen opposant ngeen donc ñun mooy fi ñu nekk mooy yoon bi mooy wax dëgg amuñu ci benn contrepartie benn réewu étranger mënuñu manipuler ñun nii li ñuy wax dañ ko gëm parce que su fekkoon ne dañu bëgg a dugg politique rek moo gën a yomb fuuf ñu dem bokk ci politiciens yi au lieu que ñu nekk di dépendre loo xam ne amuñu ci salaire amuñu ci dara lu ñu mën a gagné. nguur gi dafa ragal société civile nguur gi Sénégal yi dafa ragal sax ku ko critiquer malheureusement. rapport bu Amnesty International ci lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi fii ci Sénégal di gën di jur ay réaction ci ñu fare ci nguur gi. buñ sukkandikoo ci Alassane Seck li ni mel warta am nguur gi kay def ci waroon profiter ngir fexe ba jubbanti. ca diwaanu Ndar moom ñi fare nag ci parti bu réew mi ñoom ña ngay mobiliser rek taxaw temm nag la ñu def nee nañ ngir jëlee njiitu réew mi Macky Sall ci bopp réew mi ci atum 2019 numéro 2 bu parti bi di Déthié Fall ma nga woon foofee nag jiite fa assemblée générale la mu xamle nag mooy seen parti boobee sax dàqul kon xëy na lënkoo ak yeneen i parti ngir rek mën a ñoŋal seen xeex Ousseynou Diop Habib Seck. parti réew mi bu Idrissa Seck seen i njiit yi nekk ci diwaanu Ndar Géej ci amaloon seen assemblée générale fii la ci dëkk bi ñoom nag daal nañuy wax seen i militants yi ñu gën a taxaw ngir nag jàkkaarloo ak président de la république Macky Sall. lii président Macky Sall di wax ci télé bi lii la premier ministre Boun Abdallah Dionne di wax ci télé bi wute na lool ak li nga xam ni moom lay sénégalais yi ci biir réew mi di dund ay slogan yi nga xam ni boo fa demee xamuñu lool lu muy tekki kenn tudd ko fa. Déthié Fall di vice-président national bu parti bi te woon ndaje bile xamle na ni njiitu réew mi la mu bëgg duñ ko ci fekki te itam kàddu yi ñuy yëkkati teg seen i ndodd ko njiit bile ñoom daañ ko dékku ndax li leen soxal mooy fexe taxawu askan wi. ni opposition bi juróomi mbir yi laay def benn bi man maay tànn ñuy sama opposant benn bi man maay tànn ñuy candidat à l'élection présidentielle bi ma dugalee système de parrainage benn bi man maa woo sama ay auditeurs ñu auditer fichier bi ma ni fichier bi baax na. beneen bi nga ni man maay tànn militant APR mu organiser élection yi beneen bi nga ni man maay tànn organe bi superviser élection yi ñëw leen ngeen compétir te ngeen noppi xam nga wax fa dëgg yàlla
loolu politiquement démocratiquement dafa rafetul te mënul ne. moom Déthié Fall xam ne ni wàllu njàng mi mbay mi santé lépp ci Sénégal dafa taggatémbe mu xam ne ni nag léegi seeni parti bi beneen i jëmm la taxawee. le président Idrissa Seck nag sénégalais yëpp fekk si ka ci loolu ku nekk di jóge fu ne mu am glissement bi ñuy wax vague orange jëm ci toog na sax déjà déferlande arc-en-ciel. mbooloo mu bare nekk ci département bu Saint-Louis tey woon ndaje bile moom Déthié Fall nag nee na daañu taxaw jàmmaarloo ak nguur gi fi nekk waaye tamit taxaw ci jafe-jafe Sénégal yi bala ñu bëgg ñu mën ko am. Talla Sylla njiital mouvement askan wi moom nag wax na dëgg nee na ñenn ci politiciens yi ci seen gis-gis nag dañoo jël rek ci cybercafé yi dafa def nag ay gone ñuy def naka sudul noonu di saaga nag ñi nga xamante ne nii jàpp nañ ni seenub liggéey rafet na wala bokk askan wi Talla Sylla di ko naqarlu nee na nag dàqul rek kon daal di jàppale Macky Sall ci li nga xamante ni mi ngi koy waajal muy nag màggal at yi nga xamante ne def na ko ci langue politique gi mu toll ci fanweeri at ak juróom-ñett ñu teewlu ay kàddu moom Talla Sylla ci micro Cheikh Anta Diop. le président Macky bi mu faloo ma bind ko nag message bu gàtt ndax nag sama xarit ngir bëgg mu am lu mu bàyyi xel ma ne ko je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux. Ils sont prompts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou. defe naa ne àgg nañ ci am nit ci jamono boobu ña riiroon ñëpp jëm ci moom ne du ñu seet dara du ñu seetanteel dara sans condition. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui ñooy peuple meeting yi ñoo nekk ci plateau télévision yi ñoo nekk ci micro rajo yi ñoo nekk ci internet bi ñoo créé ay bureau ay officine ay cyber di ci dugal ay nit jox leen ay machine jox leen ay texte di leen wax di leen commenter à longueur de journée di leen saaga à longueur de journée di leen sos à longueur de journée ces mêmes personnes yi nga xam ne ñoo ne woon bu kenn seet bu kenn seetantal bu kenn lijjanti ndax lan moo doon réserve Macky Sall ces mêmes personnes qui parce que ils voulaient accéder au pouvoir nous avaient interdit de réfléchir, nous avaient interdit de protéger le peuple, nous avaient interdit de mettre en place des garde-fous. Ce sont ces mêmes personnes qui nous disent aujourd'hui que parce que ñoom bàyyi nañu Macky il faut que ñun ñu considérer ko comme ki yées ci Sénégal. Nous ne l'acceptons pas. Man président Macky a toujours eu du respect pour moi. J'ai toujours eu du respect pour lui, mais nous avons toujours eu des divergences sur des questions essentielles. ñu dellu wax nag ci ñaari xale yi nga xamante ni ñoom la ñu faat ci anam yu ñaaw a ñaaw sax kenn ka ci Touba la ki ci des fii ci Petit Mbao Mamadou Bassirou Kébé moom nag mi ngi naqarlu li ni mel nee na bu sañoon nag nguurug Sénégal daal dana ko daal di rek kon jagleel li ñu naan deuil national def ay bés nag mbaa boog benn bés jagleel ko rek xale yooyu muy nag bisub dëcc loolee lu mu naqari la moom nag mu xamee lool ci lépp loo xamante ni jëm na ci àq ak yelleefu doomu aadama nee na nag kilifa yi dañoo rek tekkaaral ci mbir moom Aminata Mbaxe Sow. way jur la bu am naqar ak tiis Mamadou Bassirou Kébé mënatul te ay rangoñam ginnaaw bi mu gisee li xew ñaari xale yi ñu daal di leen faat. dafa doon tiis dafa doon lu daw yaram loo xam ne ni dafa métti ci xol damay wax ne sax lii deuil national lañ ko doon def. mu mel ni lu tàmm li bëri fii ci Sénégal ay xale yi ñuy sàcc ñenn ñi ñu rey leen. mu mel ni nag ay élection buy jub si la ñuy gën a tiit surtout ci xale yi ak yeneen couche vulnérable. à chaque fois bu ñu jëlee ci élection yu mag nga gis ñu ne ay xale yi ñu ngi réer xale yi gisatuñ leen ñu ngi rey xale yi mais dama ne loolu bu fekkee sacrifice moo tax ñu koy def sacrifice boobu kenn waru ko d'accord parce que amul dara lu mën a justifier nga rey xale wala nga gaañ ko. ay jëf yu ñaaw yu ñu war a xeex. muy décideur politique muy leader religieux. muy waaraatekat muy journaliste ak ku mënta doon ñëpp a war a jóg tey pour xeex lii muy jigéen muy góor li ma gën a miti mooy que ne tey muy ku jiite kuréelu politique muy ku jiite kuréelu diine ñëpp a waroon a xëy tey ci lii def ko problème dama ne bu ñu ne woon fichier électoral wala ñu ne élection dañ soxla ay carte électeur nga jox gis nit ñi ñëpp jog di wax mais lii tey ñëpp a waroon a jog. tey jile journaux yëpp daanaka ci la ñu titré ñaari xale ñu daal di leen faat
kenn ki xale bu góor la Touba la nekkoon keneen ki xale bu jigéen fële ca Mbaaw ñoom ñaar ñëpp nag ñu daal di leen faat ci anam yu ñaaw a ñaaw askan wi ñu ci gën a bëri ne ñi def ñaawteef yooyu le dañ leen war a teg daan yu méngoog ñaawteef yi ñu def. jaajëfal Aminata Mbaare Sow gaz ak pétrole ba fenn ca Kayar kon liggéey ba tàmbali na kër ba ñu ko sas jot na sax jox kon commune ba lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar taxul nag askan wa am la nu bëgg ndax nee nañ yorin wa ñoom kontaanuñu ci ña ngay joxañ baaramu tuuma maire ba nee ñu nag lu jik njaak mooma maire ba ci jëmi boppam bàyyiwu leen ci ndax tontu na leen dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Seyla ci la société bi nga xamante ne moom mooy jóg ngir nag génne gaz beeg pétrole bi ci Kayar jëloon lu toll nag ci téeméeri million ak lu teg jox ko commune bi mu bokk ci responsabilité sociétale de l'entreprise koppar yooyu ay ndaw yu nekk ci Kayar jóg ne nag kenn xamul fu mu dugg ñoom sax ñu ngi ci joxoñ baaraamab tuuma maire Kayar ne nag koppar yi nu ko neex la ko séddale. constaté nañ ne en octobre 2017 am na 106 millions 929 mille 280 francs yoo xamante ni navire boobu nga xam mooy def exploration mooy SDV navire versé na ko ni loolu patente la mais ñu ngi nekk en fin d'année budgétaire teewul ñu def ko séddale bukki 47 millions bu ñu ko dugalee ci mairie bi dugalaat ci yeneen 7 millions yoo xamante ni pour réfectionner salle ba la kon déjà xaalis ba anam. ki nga xamante ne moom la ñu tuumaal di maire Kayar premier adjoint au maire di ci indi tontu na loolu dara du ci dëgg. maire lépp lu muy def day leer ci leer la koy teg xaalis boobu bi mu ñëwee mi ngi ñëw ñu dese woon 2 mois mais li seen obligation yoon sant ñu ko mooy ñu tasaare xaalis boobu ci fonctionnement ak investissement maanaam li doxal mairie bi ak li nga xam ne moom leen war a réaliser pour njëriñu askan wi njëriñu doomu aadama yi. li ñu répartir nag du pour 2 mois mais budget la. da ngay dugal ay prévisions. ndaw Kayar nag teg nañu ak kuréel ñu duppee ko Kayar offshore ñoom daal li ñuy sàkk mooy koppar yi nga xamante ne màcc na ci pétrole bi ñuy génn ci géej gi nañu ko leeral askan wi ñëpp mën cee gis seen bopp. waxoon nañ ko sànq ci ponk yi muy nag takk der boobee personne ab dawalkatu moto Jakarta ca diwaanu Ziguinchor takk der boobee jamono ji may wax ak yéen nag mi ngi ci ab poste de police ñu téye dematul dikkatul daañu ubbi nag ab enquête ngir xam fu dëgg bi féete ki ñu dénk biir réew mii di Aly Ngouille Ndiaye moom moo ko wax ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Kane. fi jamono toll wax dëgg yàlla nit sax léeg-léeg sax force de l'ordre yi da nga leen attaqué. ñu bañ a réagir parce que xam nga bu ñu réagir ñoom la ñuy xool surtout fii ñuy wax xamuñ ku dóor ku fayu la ñu xam mais bi incident bi amee te ñu yëg ko aussi li ñu mën a def rek ñun déjà mooy dans un premier temps sanctionné ko sanction nag dafa am ay hiérarchie parce que tamit aussi bu leen fàtte ne alkaati bi tamit citoyen dafa am ay droit donc li ñu ko njëkk a def mooy sanctionné nañ ko maanaam téye nañ ko ci poste de police bi privé ko liberté du mën a génn du mën a dem fenn ba pare nag jox ko bataaxal ne ko mu expliqué wu su expliqué woo dana am enquête parce que am na ko filmé du ñàkk am na ñu fekkee parce que peut-être talaata bi nga dégg waaye lan moo ko jiitu xamuñ ko donc en fonction de loolu lépp la ñuy def rapport su fekkee rapport bi ñëw na kilifaam yi def rapport bi wax ne war nañ ko sanctionné lu ëpp loolu ñu sanctionné ko. waaye bu ñu fàtte aussi que ne malgré émotion bi yëpp tamit citoyen la moom aussi dafa am ay droit. la ñu seetlu sax mooy léeg-léeg nag diggante takk der yi ak askan wi dana faral di ñagas commissaire Tabara Ndiaye moom moo jiite bureau des relations publiques bu police nationale moom nag la mu xamle mooy xeetu jëfin yooyu daal du moom la ñuy xaar nag ci takk der bi ndax am na lu nu ko sas ci réew mi waaye ci diggam ak askan wi nee na nag loolee bu ca desee moom takk der ba na delluwaat école nationale de police sëggaat ci la ñu ko tàggatoon waaye askan wi tamit noonu xam léeg-léeg nañuy doxalee Cheikh Diop. dawal yoon bañu foqati ak yelleef bu doomu aadama yi waaye itam di saytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen ay kaaraange ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi ndax ñu ngi respecté mission bi nga xam ne moom lañ leen dénk. lu mës a am mooy policiers yi ak nit ñi naam des fois day am ay ñàkk déggoo mais ñun ñoo dëkk ñun ci nit ñi la ñu dëkk suñu ñibbee suñu si biir nit ci la ñuy ñibbi donc ñun ak nit ñi rapport yu normaux la ñu am. nga nit matul nit mooy juum te xam leen ni à chaque fois bu nit juumee ni mu leen di méttee
noonu la ñuy méttee ñun tamit. commissaire bu police bile daal di ci toftal ni war nañ saytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di formation yu way takk der yile ngir ñu mën a xam ni ñu doxalee ak nit ñi. École nationale de police et de la formation permanente la ñuy wax donc nekku ne da nga génn rek que pare nga ci formation bi da ngay génn mais da ngay delluwaat ressources ji waat ñu lay jàngalaat wala naka laak nan la ñuy defee bien vrai que tout au début école dinañ la jàngal nu ñuy teeroo nit ki. ñu koy informer en tout cas lépp loo xamante ni dañ di nit policier war na ko def te policier bi soxla ko dañ la koy jàngal. ñenn ci agent de police yi la ñu gis ne bàyyiwuñu xel benn yoon ni nga xam ne noonu la ñu war a jëfee Tabara Ndiaye di naqarlu bu baax dawalkatu welo bi nga xam ne mbéj nañ ko foofee ca Ziguinchor. élément bi jëlee nañ ko foofu déjà mais aussi autorité bi daan nañ ko demandé na à ce qu'on le sanctionne sévèrement ndax du lu rafetul ci deru police te tamit je pense que kenn jàngaluñu loolu. naka noonu itam muy sàkku ci agent de police yi ñu dawal yërmande ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi waaye itam population bi xam ne itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi nekkuñu fi ngir daal di jaxase. ak lu mu ci mënti doon commissaire de police bile di sàkku ñuy daal di waxtaan ngir réeroo bañ a am ci diggante yi. tàggat yaram basketball ak éliminatoire mondial Chine 2019 Sénégal nag kon am ca dugg bu dalagum xel muy tournoi bu Maputo boobee bu nu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Keita bokk ci FIBA ak Amadine Sy may jéggalu moom nag taskatu xabaar la ñu xamle mooy bilan bi naam sax baax na waaye nag sunu gaynde yi fa ñu doon xaar ci la ñu doon xaar ci ñoom ci jeu ba des na kon nañu gën a dooleelaat seen taxawaay ci biir jeu bi dañ ci ànd ak Pape Fara ñi ngi jafara ba ñoo nekk ci bopp poule bi ci tournoi Maputo bi def nañ ay résultats yoo xam ne véritablement baax na man mun naa wax donc pour le reste je pense que tournoi bi di ñëw dinañ gis équipe Sénégal bu gën a conquérante. dem nga jouer tournoi jël paie loolu moo doon l'essentiel nga jël première place bi parce que contexte bi dafa metti woon dëkku jàmbur lañ doon jouer équipe bi préparé wul pour la première fois sax ma gis. équipe bu dem compétition bi nga xam ne amul sax présélection 12 yi da nga ko jël sans pour autant entraînement ñu def 3 séances ñu dem. waaye tournoi Maputo bi feeñal na ay jafe-jafe yu bëri yi nga xam ne équipe bi am nañ ko spécialiste yi jàpp ne Sénégal basket bañ ko xamee woon wonewu ko. parce que Adidas la dafa ñëw ànd ak philosophie am te tamit compétition compétition la boo xam ne gars yi xamaguñu ko c'est une nouvelle forme de compétition. c'est une des réformes de la FIBA donc il faut que ñu adapté wu. njàqare sax man soo seetaan équipe bi dalay dab parce que comme nu ma ko waxee woon sànq équipe bi dafa capable du meilleur comme du pire perdre match contre Côte d'Ivoire bi jël ndaaree si équipe bu mel ni Sénégal loolu jar na seetaan et puis équipe bi soo ko seetaanee équipe Sénégal soo ko leen seetaanee woon ñu gagné ñu bañ a gagné da nga xam ne ñii dañu mun basket mais équipe bi joué Maputo mun basket wanewuñ ko foofu. heureusement contre Mozambique war nañ fulla war nañ fayda. gannaaw ñetti jongante yi Mamadou Pathé Keita nekk membre FIBA Afrique ci wàllu basket ak kii di Amadine Sy journaliste sportif jàpp ne équipe bi faaw ñu indi ci ay joueurs yu bees. parce que léegi moom basket xam nañ ni dafa bari impact physique parce que yenn équipe ay Côte d'Ivoire rek ay Centrafrique ils ont beaucoup d'impact physique loolu moo ñu sonal ci match yi am na yeneen équipe yu ne Afrique ay Nigéria ak yooyu. donc yooyu xool nañ ay xale yoo xam ne da leen booleeg mag yoo xam ne am nañ expérience pour au moins nga xam ba. warul am sentiment nañu xool les meilleurs sénégalais la meilleure équipe sénégalaise possible équipe bu nga xam ne dañ xalaat mooy gën ñu jël joueurs yooyu andi leen pour deuxième phase bi mais tamit pour phase bu mujj bi parce que dafa am solo. jaajëfal ko bu baax Pape Fara ñi ngi yéen it sant nañu leen gërëm leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram-fàccee leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.